أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi seen mbokk Alaaji Babali mooy dellu si waat ak yéen ci guddi àjjuma du 3 septembre 2020 waaw mu tombeek le 15 muharram waaw 1442 hijriyan tey dañuy wax rek dañuy indi benn thème boo xam ni très brûlant waaw bien que jaaroon na fi waaye dafa nekk toujours d'actualité waaw xam naa dina am lu mu nuroog incha allah dawatul juma bu suba bi incha allah waaw mais nag gis nga concordance rek dafa day tombe waaw avant ñuy wax dañuy thème bi c'est l'alcool, la drogue et les jeux de hasard waaw avant bon c'est un thème qui interpelle tous les musulmans waaw que nous sommes waaw léegi avant de parler des effets néfastes mooy li nga xam ni lu bon li nga xam ni moom lay indi waaw yooyu noonu seen bon waaw xam ni dafay impacter d'abord si individu bi ensuite sur la société waaw day bàyyi ay jeexital ci nit ki ba pare par-delà si société bi waaw rek ñu wax rek ni baada auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yasalunaka anil xamri yow danañ la laaj yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri wal maysiri danañ laaj si sàngara ak carte waaw xul wax leen fiihima si ñoom ñaar ismun bàkkaar kabirun ba di aji rëy waaw bàkkaar bu toll ni ñay la waaw manaa fiwulu naasi mi nee na am na njariñ nag ci doomu adama yi waaw waaye nag lu mu ci teg moom moo garaaw wa ismuhuma nee na seen bàkkaar ñoom ñaar nee na akbaru moo gën a rëy min nafihima li nga xam ne moo leen di jariñ bàkkaar bi moo ëpp loolu fuuf kon kay nit ki moom du jaay perte wala jënd perte du ko def normalement waaw kuy jënd kay da nga bëgg a gañaañ voilà moo tax sourate de Baqara et puis verset 219 waaw da ngay gis rek sàngara ak carte moom la ñuy booleendoo ci benn aya indi ko di ko tere waaw ñëwaat na encore ci suratu la sourate 5 al maida waaw verset 90 ak 91 day wax rek yaa ayyuhal lazina amanu yéen gaa yi wax ni gëm ngeen innamal xamru wal maysiru nee na wóor na ni sàngara ak carte nee na wa ansaab moom mooy les pierres dressées mooy ay stèles yu ñu doon def ay xeer yu ñu yëkkati waaw ñoo xam nuñ koy defee ba mu teg ko seen yàlla voilà mu ngoog wal azlam waaye les flèches divinatoires waaw wax naa ko moo petaaw gisaane ñoo yam voilà ñoo bokk benn atte voilà moom lañ daan def bu ñu buggee def dara seet ba xam dina baax du baax bon ce sont les flèches yàlla mu ngi may échappé divinatoire voilà le mot voilà nee na rëj sun nag nee na poñetu du poñet sax nag parce que lu bon la min amali seytaane ci jóge ci seytaane waaw c'est une abomination du diable waaw fajtani buhu kon teet leen ko mooy moytu leen ko bàyyi fexe leen ba doo leen ko laal waaw écartez-vous waaw la àllakum ngir yéen tuflihuna ngeen way kuulu waaw ngeen am ngañaay am ngeen bénéfice am na ay drogue douce waaw des drogues dures waaw mais cela ne change en rien sur leurs effets néfastes waaw ndax un bâton peut rester benn bant mën na nekk ci biir gi dex yàgg fa lool mais du tax mu soppaleeku nekk jësit waaw kon nag nous pouvons dire que rek le portable tamit fait partie des drogues douces le portable
non il fait effectivement partie des drogues douces parce que am na ñoo xam ne tey jii portable bon ils sont drogués ils sont des drogués waaw parce que buñ ko amul buñ ko yorul buñ ci nekkul duñu am jàmm waaw kon kooku gis nga ko fañ toll foofu lañ toll waaw moo tax rek da ngay wax rek drogue da nga gis amul benn mammifère bu koy utiliser bu koy jël tey jii boo indi woon ndox indi leneen loo xam ne c'est de la drogue nga indi ko tey mammifère bi bu ñëwee du laal drogue bi ndox mi lay jël parce que dina sentir xam ne lii baaxul comme mammifère yi nag rab yi ñoo xam ne lii baaxul mais rawatina doomu adama waaw parce que benn mammifère du absorber volontairement de l'alcool waaw loolu moom mosuñ ko gis fenn voilà moo tax rek buur bi subhaanahu wa taala ci téere bu tedd bi bu wax ni wala tulxu bi aydiikum illa taxlukati nee na bu leen jël seen loxo jëmale ko ci lu leen di alak waaw noonu leen di waxee waaw mais c'est-à-dire bul nekk ci loo xam ne yow plus tard daf lay alak waaw bul alak sa bopp waaw ci ay drogue ay yu kenn xamul rek yoo xam ni njariñ am ko yàlla xam na ko njariñ am ko waaw mooy taxalukati rek mooy autodestruction waaw ngay détruire sa bopp par le biais de l'alcool de la drogue ainsi de suite waaw te loolu daf lay rey à petit feu ndànk-ndànk la lay rey waaw du la rey sur le champ mais ndànk-ndànk rek mais jamono dina ñëw waaw alcool mën nañu jógee ci façon bu nekk defar alcool waaw des extraits de fruits yi par exemple le saké c'est de l'alcool de riz et cetera yooyu yëpp c'est de l'alcool ak fu mu mën a jógee benn baaxu ci waaw pour les jeux de hasard par exemple la loterie le pari mutuel les casinos les cartes à gratter ndeysaan fii da nga koy gis sax Europe gi màggat yoo xam ni wala ay pas koo gis daal mu ngi yore ceeb di xoos rek pour am dara quoi or que boo liggéeyee rek yàlla jox la waaw boo liggéeyee rek yàlla jox la sa wërsëg moo gën waaw mais di koy wekk ci ay xoos moom dafa war a nekk temps boo xam ne c'est révolu quoi franchement parler dafa yëpp nag gis nga abomination di diable la yooyu yëpp nag régime min amali seytaane la waaw gis nga dafay dellu si waat si partout nag waaw ngoog les cartes à gratter waaw aujourd'hui yooyu noonu ils ont mis à genoux beaucoup de familles waaw daaneel lañu ay famille yu bëree parce que carte moom boo ko xasee tàmm wala nga tàmm naan wala tàmm nga drogué loo am ci nga ko ciy def loo am ci nga koy def waaw moo tax aujourd'hui moo tax Allahu subhanahu wa taala à travers le sublime Coran n'a jamais cessé par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interdire le vin et les jeux de hasard waaw buur bi subhanahu wa taala mosul deñ di tere jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko nit ñi ñu bàyyi sàngara bàyyi carte xaalis waaw mais nag mais malheureusement l'alcool la drogue les jeux de hasard brillent de mille feux waaw brillent de mille feux parce que réew moo dem rek da ngay gis mu am fa place waaw kon nag aidé en cela par de fortes campagnes médiatiques waaw médiatiques et publicitaires waaw moo tax publicité waaw di publier sàngara loo xam ne baaxul jarul publicité loo xam ne day détruire doomu adama jarul publicité mais nag toujours damay wax rek ne c'est l'abomination du diable waaw rijsun min amali seytaan waaw da ngay xool rek ñooñu noonu par exemple à travers les campagnes médiatiques les publicités waaw il ne manque pas de faire miroiter aux yeux du commun des mortels des sommes de plus en plus extravagantes waaw parce que dañuy publicité wala ni diw gagné na 30 millions 35 millions voilà xaalis jàmbur yi la ñu gagné parce que tamit ñoom amuñu dara ñoom moom yow yaay nit ñu bare ñooy genre tontine boo xam ni du ñëpp ñooy teggi waaw ñëppay teg ci tontine bi mais kenn ay teggi wala ñaar voilà mu ngi noonu kon na xam nga c'est déséquilibre boobu moom la borom bi bañ waaw mu ngoog moo tax
dañuy wax rek ni la répulsion de musulman mooy musulman bi dafa war a qu'il doit qui doit l'éprouver à l'égard des jeux de hasard dafa war a am une répulsion c'est-à-dire yooyu noonu mu bañ ko comme ni muy bañee lu bon waaw lu muy bañee lu bon waaw lu xasaw lu nëpp waaw noonu mu koy bañee répulsion boobu muy am boobu la war a am ci les jeux de hasard la drogue l'alcool voilà moo tax parce que degré de perversité bi nga xam ni c'est relativement le même waaw c'est relativement le même waaw moo tax pour boucler rek mën nañu wax ni sans risque de nous tromper waaw que les effets néfastes mooy li nga xam ni dafa bon ci yooyu ñu tudd li muy occasionné sur le plan individuel waaw nee na sont déplorables sont déplorables waaw dëgg-dëgg waaw dëgg-dëgg mais aussi impact bi nga xam ne moom lay am ci la société tout entière waaw dafay impacter sur toute la société par exemple 100 000 personnes mise ku nekk 1000 francs rek mu nekk 100 millions de francs mu nekk 100 millions de francs waaw léegi yow kenn gagné 15 millions mais qu'est-ce que ça leur fait ñoom ñooñu noonu ils trouvent leur compte waaw mais kenn kay moo gagné 15 millions mais ñi ñoom ñàkk nañu waaw ñi gën bon là 3/4 des gens qui ont misé ils ont tous perdu voilà moo tax nous voyons que les chances des gens sont minimes ñi nga xam ne ñooy miser leurs chances sont minimes 1% la ñi nga xam ne nag ñoo yore affaire bi ñoom 99% la yow 1% rek nga ci am léegi nag nga bëgg a dóor dàq ci loolu waaw da ngay tàddeel sa bopp rek waaw da ngay dàqal sa bopp rek parce que c'est minime par rapport au risque de perdre parce que li ngay perte moo gën pourcentage bi moo gën a rëy fuuf que pourcentage bi ngay am pour gagner waaw incha allah beneen yoon ñu dellusiwaat ci waaw parce que tamit li muy yàq bari na te yemul fii nag wax dëgg yàlla léegi nag bañ mu guddi rek moo tax ñu ne ñu yemale ko fii ba guddi ajjuma incha allah prochain waaw fekk yàlla may ñu fekke ak tal waaw fekkee tal c'est important waaw bu ñu ko fekkee tal ko daal moom incha allah ñu indiwaat lenn li nga xam ni c'est les effets néfastes waaw parce que tey jii nii dëkk dans les pays musulmans waaw da ngay dem yii yëpp da nga ko fay fekk wax dëgg yàlla te ils se disent musulmans te yàlla tere na ko waaw mais à quoi bon yàlla am lu mu tere yow nga nekk ci rek waaw moo tax daal yàlla nañu yàlla doolu suuf defal ñu jàmm defal ko njaboot gi te sàmm ñu làq ñu fa yàq yeggul waaw yàlla buur bi moom mun na ko bu ñu xëyee rek lañ ko tàllal loxo di ko ñaan waaw parce que wërsëg moom moo ko yore moo koy distribuer waaw parce que law basatallaahu rizqa li ibaadi la baxaw nee na doomu aadama ñoom ñëpp bu ma leen joxoon alal nee na ñoom ñëpp ñu beew walakin yunazzilu bi qadri ma yashaa innahu aliyyun xabiir parce que moom dafa xam les tenants et les aboutissants waaw moo tax rek muy coppati ñii xaw a xëpp ñii mu xaw leen laalal as tuut waaw kon nag moom comme xam na loolu yëpp rek te xamoo ko yow kon nag bu yóbboo rek bu xëy rek tàllal ko loxo lu mu la jox rek nga jàpp ci waaw te bañ a xool la ca kaw waaw del xool si suuf rek parce que boo xoolee ci kaw rek da nga tu risques d'avoir des problèmes waaw mais boo xoolee ci suuf moom da ngay gis ñoo xam ni yaa leen tane junni yoon te yow gënoo leen waaw moo tax ci ñooñu war a nekk sa référence mais pas ñi nga xam ni les millionnaires les milliardaires les richissimes waaw ñooñu boobu di leen xool moom tu risques rek d'avoir des problèmes avec Dieu waaw parce que da ngay dem ba da nga koy weddi nag waaw da ngay di tax ñooñu ñëpp am te man awma waaw tu te poses cette question là te ci kufr rek la ci wedd rek la lay mujj yóbbu waaw kon nag yàlla nañu yàlla may fekkee tal comme ni ma ko waxee njaboot gi yàlla teg ci loxo ñu fekkee te surtout nag Covid bi waaw ça a duré waaw ça dure tout le temps waaw mu ngi continuer di durer kon nag li ko fi dugal génnewu ko waaw li ko fi dugal génnewu ko moom dong moo ko mën a génne
waaw parce que ñi ko fi dugal bu fekkee ñoo ko fi dugal tey jii bëgg nañ ko génne mais mu tëne leen wucc tëne leen wit waaw kon nag ñu ñaan borom subhanahu wa taala rek mu jëlal ñu ko fi waaw parce que ci barke yonent bi nag ñu ngi ko ñaanee ci barke yonent bi parce que tamit suñu ñaan comme li may wax toujours rek suñu ñaan du sori kon nag nañ ko wékk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu jottali ñu ko waaw yàlla baax na yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñi nga xam ne bu ñu déggee wax la gën a rafet ci wax ja moom la ñuy topp ñooñu la yàlla jubal te ñooñu ñooy borom xel yu sell yi waaw lu baax du nax saay lu baax du nax saay waaw bàkkaar tamit moom du réer waaw du réer waaw ki nga xam ne nag mooy leble adda yaanu daa yë mu ut waaw moom du fi jóge waaw mu ngi fi tout temps di leble ba yow mal xiyaam lay nekk di leble waaw léegi nag if an ma chita yow defal lu la soob defal rek lu la soob mais gis nga yow mal xiyaam moom it mu def rek li ko soob moom it waaw defal li la soob yow moom bu ay yow mal xiyaam mu def li ko soob waaw kon nag yal na yàlla defal ñu jàmm ñu fanaan jàmm incha allah fi amaanillah